مبكي مرتضى إلى حضور هذه المناسبة الكريمة المباركة، مناسبة تدشين هذا المركز الذي يحمل اسم الشيخ مام مور جارة وافتتاح كليتين بداخله. وهذا الإنجاز التاريخي أيها الإخوة الأعزاء يشكل جزءا مهما في سلسلة الإنجازات المتواصلة الكريمة المباركة حتى الآن، بدءا بوضع الحجر الأساسي في المركز الأم بدار العليم الخبير عام 2006، مرورا بتدشين مركزي دكار وبامبي في يوم واحد 14 سبتمبر 2008. الأول يحمل اسم الشيخ محمد المرتضى ويتخصص في العلوم الإسلامية والتكنولوجية الصناعية والمعلوماتية والإدارة. والثاني يحمل اسم الشيخ صالح مبكي ويتخصص في العلوم الإسلامية والتنمية الريفية بشعبتي الزراعة والرعي. ثم افتتاح كلية العلوم الدينية والإنسانية والحضارات بدار العليم الخبير بندام مايو 2018 الماضي. ثم أخيرا وليس آخرا تدشين هذا المركز، مركز مام مور جارة بسيلوي، وهاتين الكليتين الجديدتين. وإن شاء الله سنلتقي قريبا في ندام دار العليم الخبير لتدشين مدرج الكلية الذي بناه الشيخ مام مور في المكان، والذي يحتوي على ما يزيد على 400 مقعد، بالإضافة إلى كونه مجهزا بالوسائل التعليمية الحديثة والأجهزة السمعية المتطورة. إن عملا بهذا القدر أيها الإخوة يستحق التقدير ويستحق التأييد ويستحق شد الرحال والتجمع إحياء للتراث الإسلامي الخديمي المرتضاوي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها السادة، بعد التمهيد ولكي لا نطيل عليكم نقدم إليكم قائمة متناول الكلمة في هذا المجلس المبارك. أولا سنفتتح مشوار الكلمات بآيات من الذكر الحكيم يقرأها علينا أو لنا التلميذ مام عمر درامي. ثم بعد ذلك سنشاهد قطعة مسرحية يقوم بها تلاميذ معهد الأزهر بسلوي. ثم بعد ذلك يتناول الكلمة كل من السيد أحمد فال برايا جورينو كوريلو ñaari rakka yi. Ahmed Fall, pas Ahmed Fall Baraya. Ahmed Fall Baraya, c'est le politicien. Ahmed Fall, talibé de Serigne Touba. Ahmed Fall, talibé chef de Serigne Touba. Serigne Khadim Mbacké الذي سيقرأ علينا رسالة الشيخ مامور مبكي مرتضى رئيس الجامعة بالفرنسية، والبروفيسور فاضل سلة بالإنجليزية. ثم بعد ذلك سيتناول الكلمة الشيخ مامور مبكي مرتضى رئيس جامعة الشيخ أحمد بامبا، وبعده السيد سنغان مبوج مدير عام التعليم العالي، وبعده حاكم إقليم سينوي. ثم إن شاء الله سنختتم الجلسة بالدعاء يقرأه علينا سرين مامور مبكي مرتضى. بسم الله. سنعطي الكلمة الآن للسيد مام عمر درامي ليقرأ لنا آيات من الذكر الحكيم. mbokki ñi ngi daje fii tey ci Saint-Louis ñeenti fan ci weeru mai, muy bis boo xam ni bisu histoire la. ñëw nag dugg ci càllala gu gudd goo xam ni ay réalisation rek la ci liggéey bu mag bii nga xam ni Serigne Mamor sumb na ko depuis 2006 muy taxawal université bu mag boo xam ni ci ab vision la lalu. vision bi mooy créer université bu mag boo xam ni day bokk ci raw ci wàllu jàngale ak formation ci Afrique ba ci àdduna bi yëpp sax rawatina biir Sénégal. université boobu
li tudd université Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul. université bii mooy bi njëkk a gàddu tur woowu ci taarix. université Cheikh Anta Diop am na Sénégal, Gaston Berger am na fi, yeneen université am na fi, waaye université bii moo njëkk a yanu tur wu màgg wi muy turu Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul. sëriñ Mamor tegoon xeer wi ci 2006 boobaak léegi muy wéyal liggéey bi. 2008 mu inauguré ñaari centre ci benn bis le 14 septembre 2008 muy centre Cheikh Mouhamadoul Mourtada bi nekk Fass Mbao Dakar di formé ci wàllu science islamique ak administration, science islamique ak technologie comme filière électromécanique, secrétariat bureautique, informatique de gestion ak lu jëm ci wàllu gestion des ressources humaines, comptabilité, finance islamique ak marketing communication. ci même jour boobu ci la inauguré beneen centre bi nekk Bambey muy yëngu ci wàllu développement rural, ci wàllu agriculture ak élevage. ginnaaw bi le 5 mai 2018 bi passé mu inauguré faculté bu mag ci Daaril Alimil Khabir muy faculté des sciences religieuses, humanité et civilisation. tey jii ñu ngi fi ginnaaw bi sax inauguré na fi UCAB communication, groupe UCAB communication nga xam ni ci la rajo bu mag boobu di nekk di UCAB FM ñu ko diglu fu nekk ci Touba te muy wéyal liggéeyu université bi. tey jii ñu ngi daje fii ngir inauguré centre bi nga xam ni mi ngi ko tuddee Serigne Mamor Diarra. centre boo xam ne am na ñaari faculté ci biiram ñu fiy jàngale lu lépp lu jëm ci wàllu technologie agroalimentaire ak lu jëm ci wàllu science sociale, waaye amal yi itam li ñuy tuddee tourisme religieux. kon xew-xew bu mag boobu moo ñu dajale fii. bu soobee yàlla nag jotaay bi du gudd lool kilifa yi danañ fi jël kàddu ñu di ko ubbee incha allah ay aaya ci alquranul karim yoo xam ni mbokk mi di Maam Omar Dramé moo koy jàng. buñ ci jógee incha allah ñu seetaan benn sketch boo xam ni élèves yi nekk Al Azhar Saint-Louis ñoom ñoo koy joué. buñ ci jógee danañ jox Ahmed Fall taalibe Serigne Touba kaddu gi. ginnaaw bi danañ jox Serigne Khadim Mbacké mu jàllale message yu Serigne Mamor ci français. ñu jox kaddu gi Serigne Fallou Silla mu jàllale message boobu ci anglais. ñu jox ko itam ñu door a jox kaddu gi Serigne Mamor Mbacké Mourtada. bu ci jógee danañ jox kàddu gi professeur Sengane Mbodj muy directeur général de l'enseignement supérieur mu ñëw teew fii moom itam accompagné d'une importante délégation. ginnaaw bi itam danañ jox kàddu gi incha allah monsieur le gouverneur de Saint-Louis door a tëj jotaay bi ci ñaan goo xam ni Serigne Mamor Mbacké Mourtada moo ñu koy ñaanal. kon mbokk yi ñu woo Maam Omar Dramé mu ñëw jàngal ñu alquran ñu ubbee ko jotaay bi incha allah. minash shaytaanir rajiim. bismillahir rahmaanir rahiim. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس
ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان بسم الله الرحمن الرحيم وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وغلقت الأبواب
لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم Al-Azhar sa jëf ji rëy na dinañ ko feesal ba mu fees Al-Azhar sa jëf ji rëy na dinañ ko feesal ba mu fees Al-Azhar sa jëf ji rëy na dinañ ko feesal ba mu fees. waaw yéen tamit nag ah dëkkaale dafa am àq si suba ba léegi kenn mënul nelaw ngeen di wax rek yéen lan moo xew. neel kay lu xewati. lu xewati ak kan moo xewleeti. barab bu sell bi barab sàkkaay xam-xam bi barab bi ñuy xamalee ba tax doo rees sa àdduna. gis ngeen bërëb bu sell bërëb bu sàkkaayu xam-xam bërëb bi lay xamalee ba doo réer sa àdduna mënul weesu ñaari école wala alxuraan. bërëb bi tax ñuy tamaka dal dafa boole ñaar yëpp da lay jàngal école di la xamal sa diine. man duma seen morom buy bu tojulee du am njariñ boobu bërëb mooy ban bërëb. Al-Azhar. Al-Azhar. école arabe bu mag bi l'école de qualité l'école de bienveillance. Al-Azhar une école digne de ce nom l'école des éclairés de Dieu. Al-Azhar une école qui chasse le hasard de notre tête car seul le travail paie. xam ngeen lan la xam ngeen lan la kuy tàgg sa bopp doo juum Olof Njaay ka wax dama bëgg ngeen wax ma mu leer nañ Al-Azhar lan la fi am rek lu yeneen école yi amul. Al-Azhar mi ngi si tànk wër àdduna bi. wër àdduna. waaw loolu mënul nekk. demal Cameroun. Cameroun. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Italie. Italie. ba Espagne. ba Espagne. États-Unis. États-Unis. ba Asie. ba Asie. Al-Azhar la ko. yéen nag maa ngi soogay comprendre lan moo waral ngeen di tëbaka dal kon yéen da ngeen ñëw fii ngir fesal liggéey bi Al-Azhar def. waaw fesal liggéey bi Al-Azhar def ak wane jaloore ju rëy ji mu defati. jaloore bu rëy. waaw. ban jaloore la Al-Azhar defati. xanaa. tabax collège supérieur bu mag a mag a mag a mag. maanaam daaray diggu doom yi ñu duppee ko nag centre universitaire Serigne Mamour Diarra looloo waral teewaayu Serigne Mamour Mbacké ibnu Serigne Moutada Mbacké ngir ubbite école bi. yéen lii neex na de. am na lu ko dàq. lu ko dàqati. ay programme yu riche. programme yu riche. neel benn. tourisme. neel ñaar. agriculture. neel ñett. faculté de technologie agroalimentaire. faculté de technologie agroalimentaire. neel ñeent. faculté des sciences économiques et sociales. Al-Azhar lakk na dëkk bi. kon xanaa neex. neex. ñuy dem. taxaw leen mënagu leen dem. Al-Azhar yi mu am yëpp duma leen bàyyi ngeen dem sama doom ja nekk ca dëkk ba laay indi fii ci collège bi mu jàng si. tegal foofu sa baaraam. soxlawul muy ñëw Ndar. lu tax. collège supérieur. dañ koy sooree taxawal Ndar. waaye ma nga Dakar Bambey ba Touba xanaa léegi d'accord nga. taxaw leen nag d'accord day yomb am na lu des. lu desati. le vrai problème majeur bi sonal waa Sénégal. mooy lan. da ngay jàng bay bëgg dee am sa bac kenn du la orienté université loolu moom Al-Azhar mënu si dara. waa lu ngay diree. yow daal yaa tardé. lu ma tardeel. xanaa yëgoo li xew. lu xewati. demal ba Touba. daaw leen fa inauguré université. jafe-jafe orientation. Al-Azhar amu ko. léegi d'accord nga. bëgg naa d'accord waaye ba tey am na lu des. lu desati. jàng ba jeexal am sa liggéey dara dàq ko. mbaa seen diplôme yi état reconnaître na ko. yàgg na. depuis 2013. teg si nag Al-Azhar du bàyyi njabootam ginnaaw. looy wax ni. ñaata élèves lañ fi may buusu. ñu dem fan. Maroc. Tunisie. ba Égypte. yeggale ko seen jàng. ñaata élèves. kenn xamul nu mu toll. Al-Azhar mii kan moom wuy leen ma maa leen doon tere ngeen xar fii xar leen kan ñaar ndax Al-Azhar jar na ko man moom maa ngay dem. am na yu des. waaye yéen tamit lu desati.
Al Azhar transport. wax ngeen dëgg kaaru sëriñ bi booy tukki moo ci gaaw. Al Azhar assurance. assuré na fépp. te Al Azhar mi ngi ba si média yi. média. am na télévision te am na rajo. ah lii nag la wolof njaay naan ku gis nen. ni nen a ngi. benn gis. moo gën téeméer nettali. ku def lu rëy. ñu waxal la lu rëy. ku jëf lu rëy. ñu fesal ko ba mu fees. Al Azhar. sa jëf ju rëy na dinañ ko fesal ba mu fees. jërëjëf Serigne Moutada Mbacke moom mi waral Al Azhar tas si àdduna bi ngir dooleel diine l'islam yal nañu yàlla tas si barkeem amiin wasalaam. الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di wax Sëriñ Muntaxa Mbàkke yal na fi yàgg te wér di ñaanal Sëriñ Mamoor Mbàkke mi nga xam ni moo di pionnier islam di ambassadeur yoon wi yàlla yokk fanam lool wéral ko lool ndax li xew lépp moom lii ñu sëpp tey jii di ko fas yéene ubbi gouverneur teew fii représentant ministre éducation nationale teew fii waa kër Sëriñ Maam Mor Jaara teew fii taalibe yi teew fii Sénégal yëpp teew fii mooma investissement bi Sëriñ Mor def fii da nga naan milliard passé am lu ci topp moo ci dem ci bâtiment ci infrastructure ci leneen te lii dafa wër Sénégal waaye li ci gën doy waar moo di ci opérateur yi nga xam ne ñu ngi liggéey dans le domaine de l'éducation Serigne Mor rek moo ci dem dans le domaine de la formation technique véritable formation technique véritable moo di li mu def agro-industrie nga xam ni sëñ bi ñi mu bëgg génne fii ci école bi ñu génn fii ci Sénégal moo di ñi nga xam ni ñoom la Sénégal soxla léegi ndam école yi bare na fii école supérieure waaye enseignement soft ñuy def ñu jàng toog xam na li mu lay wax gouverneur xam na li ma wax moo di ñëw def management def finance def droit naan baax na lool waaye jox nit ki métier loolu moo jiitu ci lépp te métier bu gën wóor man métier boo xam ne xam-xamu liggéey nga ñëw jàng ci daara ji université bi bokk ci di benn pàcc ci université Cheikh Amadou Bamba looloo tax mu jóg ndax agro industrie lay def agro industrie moo di liggéey defar nit xale yoo xam ne bu ñu génnee dina liggéey ci compagnie sucrière dina liggéey ci Sokas dina liggéey ci pharmacie yi ak leneen ak aleen huileries yi brasserie yi lépp fépp foo xam ne duñ fay liggéey soxla xam-xam daara ji dafay former ay étudiants yoo xam ne bu ñu génnee duñu fa mën liggéey te loolu moo manqué Sénégal ndax mën nañu làkk tubaab lool waaye liggéey ci sa loxo jëmmal loo xam ne ëllëg si mën ko wecceeku bitim réew loolu moo fi jafe te loolu nag ñàngale boo xam ni dafa jafe lool ay milliards de jar sëñ Mor rek moo tax ci Sénégal jëm dëgmal loolu te nag kii du première expérience bi boole ci mu ñëw fekkoon université bii nga xam ne invité nu leen sëñ Mor bi muy taxawal université Cheikh Ahmadou Bamba bi invité na recteur bi mu ñëw invité le présidium de l'université
jàngkat yi ñëw fekk fa université bi mi ngi def hôtellerie mi ngi def tourisme mais tourisme et hôtellerie def sëñ bi nag moo fi indi tourisme religieux tourisme boo xam ni dafa sukkandiku ci diine islam tourisme boo xam ni dafa sukkandiku ci li fi mag ñi def te loolu sëñ bi improvisé ko non non fii bi fi sëñ bi ñëw en 1895 fekkoon na kadi bi fi nekkoon amee fi benn bibliothèque boo xam ni ci xam-xamu diine bokkoon ni ci juróom yi gën mag ci Afrique muy Serigne Ndiaye Sarr donc xam-xam bi nekk fii ci biir dëkk bi muy loo xam ni xam-xamu diine la muy patrimoine immatériel patrimoine écrit ak place yoo xam ni ku mel ne Xaadimu Rasuul jaar na fa béréb yooyu tourisme religieux bii sëñ bi taxawal moo leen di feeñal moo di indi ay valeurs yoo xam ne aussi valeur yu islam jàngal ko xale yi bu ñu génnee dem liggéey mag gi bi ñu war a am ragal seen borom bi ñu war a ragal seen borom ñu mën ko ragal seen borom ndax ku nekk xam na ni tourisme en général milieu boo xam ni milieu bu doy waar la sëñ bi nag indi tourisme religieux pour que mu saaw ci Sénégal nga xam ne foofu xale jàng ci tourisme boo dee génn daa saytu ci diine loo xam ni foo di liggéey daal liggéey wu sell boo doon ubbi hôtel wala lu mel noonu daa ubbi loo xam ne dafa dëppook islam kon loolu sëriñ bi jël amul nag fu mu ko yéene loolu Ndar ma dama ni waa Ndar waxuma kuréel bi de waa Ndar mën na fay sëñ Mor ndax teraanga bi de Ndakaaru moo gën bëgg Ndar amul dëkk boo xam ne ñan nga Sénégal teraanga bi bëggoon nga am ndax ñi amee seen doom ñu jàng ñëpp seen souci moo doon ñu jàng ñu am métier ñaata xaleel la ñoo fi am bac ñu yóbbu leen UVS fii boo fi ñëwee daa jàng informatique waaye daa jàng métier am métier man liggéey ci sucrière man liggéey ci Sokas man liggéey ci huilerie man liggéey ci pharmacie man liggéey feneen man liggéey amee xam-xam boo xam ne xam-xamu métier la kon dama ni sëriñ moom bu defee lii ñun waa Ndar war nañu taxaw sant ko gërëm ko ñaar ko mu gudd fan Sénégal amel na ko njukkal ndax moom rek moo di nekk acteur de l'éducation et de la formation boo xam ne moo dëgmal ay programme yu mel nii sëñ bi yàlla nga fi yàgg te wér te nag lii ngay def fii moom ngay def bitim réew ku ànd ak yow dem bitim réew képp ku nekk émigré problème boo am da koy denc ba sëñ Mor ñëw nga taxaw ñëpp àndandoo ndul ko sëñ bi lii mooy suñu jafe-jafe sëñ bi dem seeti kilifa ga fa nekk waxtaan moom kooku ni ka li nga bëgg naa la ko defal loolu moo tax émigré yi yaatu ci bitim réew léegi nag du ñu ñaan ñun ñuy dëkk fii dans la région moo di partenariat bi ñu ngi laaj université de Saint-Louis parce que am na faculté en agronomie et en agriculture en agronomie dina bëggoon ñaan ka université Saint-Louis ñu am partenariat ak université Cheikh Ahmadou Bamba bi centre Mame Diarra d'excellence Mame Mor Diarra d'excellence ñu ñaan yeneen entreprise yi aussi muy compagnie sucrière muy Sokas muy bépp pharmacie bu nekk fii ak bépp unité boo xam ne mi ngi nekk dans un domaine industriel et technique ñu ñëw jox loxo université bi ñu def ay partenariat ak sëriñ bi ndax sëñ bi kat mi ngi dem ba ci bitim réew waa bitim réew di liggéey moom ci domaine boobu kon ñu ngi ñaan képp koo xam ne nekk nga fii du universitaire itam nga xam ni université bi sa université la boo amee sa CV nga indi joxe ko kilifa gi ko jiite ëllëg si biir bu na soxla ñu wala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi jërëjëf billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi njëlbeenoo ci ndigalal
wala ci kilifteefu Cheikh Mouhamadul Muntaqa Bachir al xalifa al am li tariqa al muridiya ak tamit ci njiital sëriñ Mamor Mbacke Mourtada ak njabootu Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacke gépp ñi ngi am mbégte ñun waa Ndar man naa ne ndar laa léegi ndax it waaw ndax yaakaar naa lu mel nii boo fi nekkee woote ñu wuyu si la ci anam gi mën naa ne léegi ndar la kon ba tax na ñi ngi sant ñi nga xam ne ñooy daaira yi nga xam ne ñoo fi nekk ak kuréel yi fi nekk rawatina kuréel yi ñaar rakka yi ci mobilisation bi nga xam ne moom lañ def ñëw ci xew wi nga xam ne wenn xew gënu ko rëy ndax yaakaar naa sëriñ Mamor du woote mukk lii ñu faral di xewal muy ay cant ak i yoo xam ne daanaka mbiru àdduna kese la waaye saa yuñ ko gisee aw doxinam weesuwul loo xam ne dafay yar doomu aadama yi teg leen ci aw yoon kon loolu moo tax ab wooteem nii rek la mën a mel di sant bu baax ñi nga xam ne ñooy waa Ngalel ku ne xam na ne barab bi mi ngi nekk ci biir Ngalel kon mën naa ne ñoom ñoo ci gën a am ñoo ci war a gën a am njariñ rawatina waa Makka Tuube ñoom ñëpp gis nañ seen mobilisation ñëw ci barab bi di sant bu baax tamit ñi nga xam ne ñoo ñooy parrain bis bi di waa kër Sëriñ Mamor Jaara Mbàkke suñu kàddu nag xëy na duñu ko jëmale ci tatagal ñi nga xam ne ñooy gan yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci suñu ginnaaw nekk ci suñu kanam nekk ci suñu ndeyjoor nekk ci suñu càmmoñ waaye dañ koy bàyyee loolu kilifa gu mag yi incha allah dana ci jëm ñun li ñuy def rek mooy di gën a sant kàddu sant mën naa ne kàddu waa Ndar li sëñ Ahmed Fall doon def mooy sant gu wér goo xam ne waxuma la Ndar waaye Sénégal gépp dañuy sant Sëriñ Mamor ci taxawaay bi nga xam ne moom lay def parce que yaakaar naa bi mu koy tàmbali am na sax ay kilifa yu mag yoo xam ne dañ doon wax ne ko lii mënta nekk waaye ragal naa ku gis lii da nga xam ne lu mën a nekk la am na dafa nekk muy te dalewul fii kese wax nañ ko mooy Touba boo demee lu ëpp milliers de personnes ma nga fa di jàng kon loolu buñ nee université mënu koo taxawal yaakaar naa sëriñ bi relevé na défi boobu dañuy ñaan kay li mu mébét te xam naa ne li mu mébét du fi ñu tudd mooy du Touba Bambey Dakar ak Saint-Louis kese déedéet lii mooy tàmbali bi dafa fas yéene fépp fu waajuram bu tedd wa defoon ab institut fas yéene na faa def université yàlla na ko sunu borom jàppale ba dëgëral ko may ko kàttan bu mu ko defee loolu rek la ñuy ñaan te loolu tamit ñi ngi koy sàkku ci mbooloo mi kenn ku ne mu ñaan loolu sunu borom jàppandal ko ko kon ba tax na li ci gën a yéene nag loo xam ne mënul ñàkk ju tudd ko mooy bu ñu seetloo sëriñ Mamor lépp lu muy def du caagante dafay xaar ku ko ci jàppale te muy lu yéeme parce que université ku ne xam na ne du bâtiment kese rek bari na lu ci aju kon loolu temps bi mu ko jox ba fas yéene tawfiiral lu mel noonu kooku wax dëgg yàlla yitte ju rëy rëy la li may firndeel ci ne moom du xaar dara mooy ne yaakaar naa xew wi mobilisation bi bari na li ñu fi dépensé bari na waaye lu ci lépp rek ci poosam la jóge lu néew a néew moo ci jóge ci ñenn ñoo xam ne dañ ci jàpp kon mooy li may wax ne du xaar kenn mooy firnde jaa ngi noonu kon nag ñu bañ a guddal rek di ko ñaanal yàlla sunu borom sàmm ko dëgëral ko may ko
alal ju yaatu joo xam ne li mu bëgg lépp dana ko ci def ci barke Cheikh Mouhamadou Mourtada ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. billahi min asheytaani rajim. bismillahi rahmani rahim. Monsieur le Président, directeur général de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba, Monsieur le directeur général des instituts Al-Azhar, Monsieur le représentant du gouverneur, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Messieurs les chefs de service déconcentrés, Monsieur le secrétaire général de l'IF de la commune, Monsieur le représentant de la famille du parrain, Mesdames, Messieurs les directeurs d'établissement et enseignants des instituts Al-Azhar, chères étudiantes, chers étudiants, honorables invités en vos rangs, titres et qualités, Mesdames et Messieurs, en cette circonstance solennelle, permettez-moi de vous transmettre le message de remerciement de son Excellence, le président de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Mamor Mourtada, qui se réjouit de l'honneur que vous lui avez fait en répondant aujourd'hui très massivement à l'ouverture officielle des facultés de technologie agroalimentaire et des sciences économiques et sociales, ainsi que du centre hôte Serigne Mamor Diarra situé dans le quartier de Ngalel, dans la ville historique de Saint-Louis. En son nom et au nom de l'ensemble du personnel de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba, nous vous exprimons toute notre gratitude pour ce qui apparaît aujourd'hui également comme un témoignage de reconnaissance et de soutien résolu à son projet Vision. Permettez-moi de profiter de l'occasion qui m'est offerte pour redire que les valeurs universitaires portées par l'Université Cheikh Ahmadou Bamba dans son irréductible identité doivent également animer la nouvelle université dont notre pays est en train de se doter. Une université qui mêle intimement projets scientifiques et enseignement, une université où les disciplines s'entrecroisent et s'enrichissent dans une collégialité assumée, une université qui, résolument, tente de répondre aux défis de la compréhension ouverte et critique du monde. Une université, enfin, dans laquelle les sciences religieuses, les humanités et les sciences sociales prennent une place centrale. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'Institut Al-Azhar a été fondé en 1974 par Cheikh Mourtada Mbacké, fils cadet de Cheikh Ahmadou Bamba. En effet, Cheikh Mourtada perpétuait un héritage spirituel d'une dimension exceptionnelle. Il s'est énormément investi dans le domaine de l'éducation par l'implantation dans tout le Sénégal et dans toutes les communautés sénégalaises à travers le monde des écoles où l'on enseigne le Coran, les sciences religieuses et profanes et où on a formé plusieurs générations d'intellectuels de ce pays. Bien que privé, l'Institut a une grande dimension sociale, donnant aux élèves des opportunités réelles nonobstant leur origine socio-économique. Les élèves suivent un cycle complet de l'élémentaire au secondaire avec un accent particulier sur les études islamiques. Des matières telles que le français, l'anglais et l'informatique y sont également enseignées. Chaque année, près de 800 élèves y obtiennent leur baccalauréat en langue arabe, représentant 24% des bacheliers en langue arabe au Sénégal. Au rappel à Dieu de Cheikh Mourtada en 2004, son fils aîné, Serigne Mamor Mbacké,
eu la lourde responsabilité de pérenniser toutes les activités entamées par son illustre père. Après avoir augmenté considérablement les nombres d'écoles dans toutes les régions du Sénégal, dans certains pays de la sous-région, d'Europe, d'Amérique, un dernier recensement effectué durant l'année scolaire 2018-2019 au niveau des instituts Al-Azhar fait état de 90 952 élèves. À ce jour, l'Institut Al-Azhar constitue le plus grand réseau scolaire privé du Sénégal. Riche d'une expérience d'une quarantaine d'années au Sénégal, elle développe un réseau de 613 établissements d'enseignement répartis dans 14 régions du Sénégal et à l'étranger. Aussi, conscient que c'est parfois l'homme le plus pauvre qui laisse à ses enfants l'héritage le plus riche, Serigne Mamor prit la décision historique d'entreprendre la création des centres d'excellence qui ont démarré en 2008 et de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, dont la pose de la première pierre a été effectuée en 2006 et le démarrage des cours en 2007. Tout cela afin de mettre nos jeunes à l'abri des influences négatives venant de l'extérieur, les doter d'un savoir-faire leur permettant de se prendre en charge, de former des citoyens du monde capables de communiquer avec les autres car libérés de barrières linguistiques. L'université Cheikh Ahmadou Bamba s'est engagée résolument à éduquer et non à endoctriner. Mieux, elle fait nettement la différence entre la culture et la religion. D'une filière préparée à un seul diplôme, l'université Cheikh Ahmadou Bamba compte aujourd'hui, en plus de la faculté des sciences religieuses, des humanités et des civilisations, 11 filières: électromécanique, informatique de gestion, agriculture et élevage, finance islamique, marketing et communication, comptabilité, gestion des ressources humaines, technologie agroalimentaire, sciences économiques et sociales, ayant en son sein une filière en tourisme religieux, administration des organisations et des affaires, pêche et aquaculture. Elles sont tous sanctionnées d'un BTS, des licences professionnelles ou professionnalisantes. Aujourd'hui, la crédibilité de l'université Cheikh Ahmadou Bamba lui a valu la reconnaissance et la collaboration de l'État concrétisée par le placement d'étudiants par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La collaboration avec l'UNESCO, magnifiée par la tenue d'un atelier sous-régional sur le modèle Al-Azhar, Université Cheikh Ahmadou Bamba, avec la participation du Mali, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, du Burkina Faso, du Bénin, du Niger et du Sénégal. L'université Cheikh Ahmadou Bamba est membre actif de l'ISESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'une des plus grandes organisations islamiques internationales, composée de plus de 300 universités et collèges à travers le monde. Les programmes de l'UCAP sont aussi reconnus par le CAMES, Conseil africain et malgache d'enseignement supérieur, et ANAQ-Sup, Autorité nationale pour la qualité dans l'enseignement supérieur. L'université Cheikh Ahmadou Bamba, à travers ses différentes facultés, est perçue comme une réponse à la diversification de l'offre éducative promue par l'État du Sénégal. Un complément du dispositif de formation et d'enseignement islamique de l'Institut Al-Azhar, prenant en charge la formation post-baccalauréat des bacheliers en langue arabe. L'université Cheikh Ahmadou Bamba se veut un modèle universitaire en Afrique, à travers une approche multidisciplinaire et une collaboration nationale et internationale pour l'utilisation ouverte des sciences et des technologies, pour former des ressources humaines compétentes
pétrie de valeurs islamiques telles que la solidarité, l'entente, la tolérance, la paix, l'amour, pour ne citer que celles-ci. En 2013, des centres universitaires de formation professionnelle, CUNEP, sont ouverts à Dakar, Bambey, Touba, Missira et Saint-Louis, donnant aux bacheliers en langue arabe la possibilité d'être formés dans différents domaines et, in fine, d'obtenir leur licence. Les facultés répondant aux besoins des étudiants sont réparties comme suit. Dakar, Faculté des sciences religieuses et électromécaniques, Faculté des sciences religieuses, informatique et gestion. Bambey, Faculté des sciences religieuses et développement rural. Touba, Faculté des sciences religieuses, humanité et civilisation. Missira, Faculté des sciences religieuses, santé communautaire et économie sociale. Enfin, Saint-Louis, Faculté des technologies agroalimentaires et la Faculté des sciences économiques et sociales. Mesdames et messieurs, distingués invités, il est évident que les études religieuses approfondies sont transversales dans tous les programmes de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba. Mais l'acquisition de compétences est fondamentale pour une insertion socio-professionnelle. Tout au long de la formation, l'accent est mis sur les valeurs éthiques et morales, éléments fondamentaux. Avec une licence, certains étudiants démarrent leurs propres activités ou sont recrutés par les institutions financières, les entreprises locales ou étrangères. D'autres parmi eux pourront s'inscrire dans des universités au Sénégal ou à l'étranger pour les cycles d'ingénierat ou autres spécialisations. Les perspectives sont nombreuses à l'Université Cheikh Ahmadou Bamba. L'ouverture de nouvelles facultés selon les besoins socio-économiques du temps, le démarrage des cycles master et doctoral, l'ouverture de centres de recherche multifonctionnels incluant des musées, des bibliothèques, etc. Mesdames et messieurs, revenant à ces deux facultés qui nous réunissent aujourd'hui, leur choix n'est pas fortuit, car s'inscrivant dans une approche holistique de développement du Sénégal. L'agrobusiness et le tourisme religieux sont des secteurs porteurs du développement, donnant aux diplômes de réelles opportunités de s'auto-employer. La région de Saint-Louis présente à cet effet des potentialités humaines et infrastructurelles non négligeables. Il est actuellement reconnu de tous que le développement d'un pays est proportionnel au niveau de la formation de sa population, surtout dans le domaine des sciences et des technologies. Dans ce sens, l'éducation est une affaire de tous, à commencer par l'État du Sénégal, qui en est le premier garant. Nous magnifions notre collaboration avec l'État du Sénégal, qui chaque année nous fait confiance en orientant à l'Université Cheikh Ahmadou Bamba des centaines d'étudiants dans nos différents centres et facultés. L'éducation, c'est aussi l'affaire des pouvoirs locaux, des entreprises et des parents, mais surtout des étudiants et des enseignants qui constituent les premiers acteurs. Mesdames et messieurs, pour terminer, vous conviendrez avec nous que le bilan esquissé est l'œuvre collective de toute la communauté universitaire, qui nous soit permis une fois encore de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui, de près ou de loin, participent au rayonnement de cette université. Personnel enseignant, le personnel administratif, partenaires sociaux et techniques. Sur ces mots, mesdames et messieurs, distingués invités, que Serigne Mamor Mourtada, ici présent, formule des vœux et des prières pour le succès et l'efficacité de ces deux nouvelles facultés. Merci de votre aimable attention. On behalf of Serigne Mamor Mbake, President and Chief Executive Officer of UCAD University, of the family of Serigne Mamor Diarra Mbake, we would like to thank you all for coming, sometimes from far away despite your duties, to attend the official opening ceremony of the faculties
of Agro-Food Technologies and Economic Science of Ngalel, St. Louis, and the host center, Sheikh Mamour Diarra. Allow us, ladies and gentlemen, to tell you how happy we are to have you here today. Your presence is an honor and especially an encouragement in the mission we have set ourselves to participate actively in the development of Senegal through education and training. Today, Cheikh Ahmadou Bamba University opens 2 new faculties here in Galel, the Faculty of Agro-Food Technologies and the Faculty of Economic and Social Sciences, Religious Tourism option. We would like to begin by recalling the history of Cheikh Ahmadou Bamba University, a private university with faculties located around the country. Ladies and gentlemen, everything started in Touba, especially in Daru Alimul Habir, the city of knowledge, a village founded by Cheikh Ahmadou Bamba in 1891. The founder of the village has, throughout his life, encouraged his children and other members of his family, as well as his disciples, to take an interest in acquiring and sharing knowledge, a foundation of community development. Many Muslim scholars have attended the Quranic schools in Daru Alimul Habir, which today hosts the Faculty of Religious Science, Humanities and Civilization of Cheikh Ahmadou Bamba University. In 1975, Serigne Murtada Mbake, a distinguished son of Cheikh Ahmadou Bamba, who devoted an important part of his life to knowledge and education, founded Al-Azhar Ndam. Although private, the institution has a large social dimension, giving students real opportunities notwithstanding their socio-economic backgrounds. Students attended a full cycle from elementary to high school with a particular focus on Islamic studies. Subjects such as French, English, and computer science are taught at Al-Azhar. The Al-Azhar Group is today the largest private Islamic institution in Senegal. There are schools in the Gambia, in Ivory Coast, in Cameroon, Italy, in Spain, in France, just to name some of the few countries around the world. In 2019, there are about 92,952 students enrolled in Al-Azhar, and 42% of the students are girls. Every year, nearly 800 students obtain the Arab Baccalaureate or A-level, representing 24% of the A-level graduates in Arabic languages in Senegal. After high school, most students are interested in university studies. Unfortunately, Senegal does not have enough university institutions providing quality training for students in fields related to Islamic studies, but at the same time giving them skills which can give them a job. Following the death of Serigne Murtada Mbake in 2004, his eldest son, the Honorable Serigne Mamour Mbake, here present, took the lead and initiated major academic projects. Aware of the fact that every Muslim must know the fundamentals of Islam and that this does not prevent him from acquiring skills and a job, this visionary laid in 2005 the first stone of what has become the prestigious Cheikh Ahmadou Bamba University. In the meantime, training centers of excellence have been set up in Dakar, Bombay, and Touba Sam. In Dakar, students are trained in electromechanical and electrical engineering, computer management, and office secretarial services. In Bombay, they are trained in agriculture and rural development. After their training, the students in Dakar and Bombay obtain technician and high technician diplomas. In 2013, university centers for vocational training named CUNEP are opened in Dakar, Bombay, Touba, Missira, and St. Louis, giving students with Arabic A-level diplomas
the opportunity to be trained in various fields, and in fine, to get a bachelor or the BA. Faculty meeting the needs of students are divided as follows. In Dakar, we have the Faculty of Science and Administration, the Faculty of Religious Science and Technology, and the Faculty of Religious Science and Human Resource Development. In Bombay, we have the Faculty of Religious Science and Rural Development. In Tuba, we have the Faculty of Religious Science, Humanity and Civilization, and a faculty is going to be open in Missira. And here in St. Louis, we have the Faculty of Agro-Food Technology and the Faculty of Economics and Social Sciences, which is the Department of Religious Tourism. Ladies and gentlemen, it's clear that in-depth religious studies are cross-cutting in all UCAP programs, but the acquisition of skills is fundamental for socio-professional integration. Throughout the training, the focus is on ethics and moral, which are key values at Sheikh Ahmadou Bamba University. Teacher, researchers, students, and administration are deeply rooted in these values. There is a permanent and constructive dialogue between the university stakeholders, which creates a peaceful atmosphere and grants excellence. Upon graduating from the faculties at UCAP, students most often start their own business or are hired by factories, banks, agencies, and other prestigious companies in Senegal and around the world. Some of them apply for further training in their fields in colleges and universities in Senegal and abroad for specializations. There are many perspectives in the launching of more faculties based on the social economic needs of the time. Authorities of UCAP also intend to start master and doctoral studies. Technology being vital in the context of globalization, research centers which fully integrate all aspects of higher education are being conceived and will soon be implemented in all faculties. These research centers will include libraries with paper-based and soft document covering all dimensions of religious science as well as modern skills. Museums highlighting the history and culture of mankind are parts of the projects. UCAP is an outstanding university. During a conference held on 27, 28, and 29 May 2015, UNESCO specialists audited its programs and recommended them to be taught in similar universities in West Africa. On August 6, 2016, UNESCO recognized UCAP and approved its programs. UCAP is a full member of ISESCO, the Islamic Scientific Educational and Cultural Organization, which is composed of more than 300 universities and colleges around the world. UCAP programs are also recognized by CAMES, the African and Malagasy Council of Higher Education, and ANAQ-SUP, the National Authority for Quality in Higher Education. Ladies and gentlemen, concerning these two faculties that brings us together today, their choice is obviously relevant because they are part of a holistic vision of the development of Senegal. Agro-business and religious tourism are growth sectors which graduates real opportunities to self-employment. St. Louis present for this purpose proven human and infrastructural potentialities. It's currently recognized that the development of a country is proportional to the level of education and training of its population, especially in the field of science and technology. In this sense, education is everybody's business, starting with the state, which plays a role of paramount importance. On behalf of Serigne Mamor Mbake, we appreciate our collaboration with the State of Senegal, which each year trusts us by sending hundreds of students
to UCAP University in our various centers and faculties. Education is also the business of local authorities, the companies and the parents, but especially the students and teachers who are the first actors of the system. Ladies and gentlemen, you will agree with us that all this is the collective work of an entire university community. Once again, let us pay tribute to all those who, in a way or another, participate in the promotion of UCAP. The teaching staff, the administrative and technical staff, the social partners also. It is with these words, ladies and gentlemen, and dear guests, honorable religious, academic, and administrative authorities, that we would like to end our speech. We thank you for your kind attention. Thank you very much.